comme ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili li gës na fës ci xibaar yi njiitu réew mi président Macky Sall gont ca Daaka bu Madina Gounass moom sàkku ci xalif bi Cheikh Ahmed Tidiane Ba ay ñaan ngir jàmm ci réew mi rawatina guerre ba am ca Ukraine ndax njeexital la mën naa doy waar ci àdduna wërngal këpp moom président Macky Sall yëkkati yooye kàddu leen ci ñëwaat ci kanam ca jamono jooju ciment ba yokk na fii ci Sénégal ndem sax waa ministère bi ñu dénk wàllu commerce ñi ngi doon wax ne dañ ko homologué terewul kon ci marché bi li ñu nemeeku mooy gën gaa néew ñeenti téeméer yokk nañ ko ci tonne ciment bi diggante kon 65 000 ba 70 000 francs la di leen ci ñëw ak ñi koy jaay di ay grossiste ñu wax it ci jigéen ñi ba léegi rawatina kon ca sën ba nekk ca mbëbës ñoom ñu ngi fay liggéey ñu tudd leen ay récupératrices jafe-jafe yu métti dañ koy dund ci boobee bërëb ay risques it naka noonu ci seen wàllu wér-gu-yaram ba ci seen sécurité Promojet jëm na leen a dimbale gontoon nañ fa sax tey ñoom ministère bi ñu dénk loolu fii ci Sénégal des ak léegi soxna yi ak portrait samedi bi soxna Ndeye Fatou Mboup moom nag raaya yu mag am na ko ci wàllu rek innovation ak xarala yu bees rawatina fële ca Qatar ndax dafa samp lu bees tuddee ko grenier intelligent ngir dimbale ci baykat yi ku ne samedi wax tàggat yaram muy ci basket football di leen ci ñëwaat rawatina Dakar Université Club ma ngay football ba léegi baal fële ca Diamniadio su ngeen taaxirloo ñaatal xibaar yi. ma leen jàmm ci xibaar yi président Macky Sall kontoon kon ca Daaka bu Madina Gounass ni mu koy defee at mu jot ngir rek teewe cérémonie officielle bi moom njiitu réew mi ci kàddoom daal dinay sàkku ñaan ci xalif général Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàmm ci Sénégal rawatina ci àdduna bi ndax nemeeku na ni loolu nga xamante ni moom moo xew ca Ukraine jàpp na ni daal njeexital mën naa doy waar ci àdduna bi ndax ñi ngi wax wàllu yokkute ci wàllu njëg ak yeneen te loolu bu dakul kon mën naa doy waar te xamul fan la yem président Macky Sall kon def li na mel di leen ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ñu des ba léegi parce que bërki démb ñii di waa Dangote yor wàllu ciment ne woon nañ day ciment bi mënees naa yokk ndax boobee guerre ba waa ministère bi ñu dénk wàllu commerce tontu leen ne comme mënut a yokk tànk kon ñoom dogaluñ ko ndax wàllu homologation dafa am ci prix wante li nemmeeku ci terrain mooy gën gaa néew ñeenti téeméer yokk nañ ko ci tonne ciment fii ci Sénégal diggante 65 000 jàpp 70 000 francs loolu métti lool grossiste yi te transport bi ñëwagul diwaan boo dem na mu gën a sore ci Sénégal kon mbir yi gën na faa mën a yokk ñu ànd ci ak Habib Seck ak Habib Faye ak Ablaye Anne. njëgug ciment gi ak yokkute lañ ci gën a nemmeeku ci marché gi donte sax njëg li fixé nañu ko ca 65 000 la jógee dem ca 68 000 am na ci sax ñoo koy jaayee 70 000 mu doon ab yokkute goo xamante nit njëg li fii ci Sénégal tax na grossiste yi ñoom mer waral na fii ci diwaanu Pikine marché Savanel ci quincaillerie générale bii ñu ne moom ca comptoir am la toog Ibrahima Cissé jàkkaarloog ordinateur am di xool mbir yi mer la def ca anam ba nga xamante nit ñenn ci industriel yi ñu ngi koy doxalee. benn usine amuñu ciment apparemment et ñaar tamit yokk nañu prix yi parce que prix yi léegi dafa gën a yokk par rapport ak bu njëkk. dañuy toog ba mu yàgg waxtaan les producteurs waxtaan yokk seen prix te je pense ça c'est anormal que ay industriels di waxtaan pour di yokk seen ay prix. ñun lu ñu jëndee dañ ciy teg jaay te li ñuy teg pratiquement amul solo ay bu dee fer tu ne peux pas gagner plus de 10 000 francs par tonne bu dee ciment la au maximum tu as 2 000 francs souvent même pas quand tu vends par camion tu n'as que ay 1 000 francs par tonne ou même pas. jaaykatu ciment bi moom ci boppam it sax di expliquer mbir mi ne amut benn yoon loo xamante nit laalee na guerre ba am ca Ukraine. donc état bi tam war na veiller ci loolu que usines yi bañ a toog di yokkal seen bopp waaw donc tam je pense que ñun loolu ëpp nañu ñun grossiste lañu am na yoo xam ñun mënuñ ci wax parce que client bi moo koy subir rek ñun dañuy jënd di jaayaat bon pour nga marger plus de 1 000 francs ou 2 000 francs par tonne c'est très difficile souvent sax da ngay perte parce que da ngay charger sa oto muy livrer ci client yi mais am na loo xam ne daal état bi moo ko war a lijjanti. ci ayug bés gi Dangote ñoom wax nañ leen ci risque ya nga xamante ne ñeel na wàllum yokkuteeg njëgu ciment gi ndax guerre ga am ca Ukraine ca jamono yooyee sax bileeg njëgu ciment moom yokku na ba teg 4 téeméer ci suñu koppar mu doon loo xam ne dafa mujjee sax rëcc autorité ya nekk ca ministère bi yor wàllum njënd ak njaay bi.
jërëjëf Habib ñi nag ña nga nekk ca institut bi ñu tuddee wàllu pédologie fii ci Sénégal am lu leen métti ba tax ñu ci doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi jàpp ni rek seen carrière mën naa am ay jafe-jafe ndax boobu ba léegi ñu ngi xaar ñu sañee lépp lu jëm ci wàllu texte yu koy ñoŋal ñoom nag bëgg nañoo ñu dégg leen ndax ka jiite institut ba dañoo jàpp ni à la retraite war na koo def bu yàgg ñu bàyyi ko fa te war nañoo xoolaat keneen koo xamante ni kon mën naa gën a joyanti kër ga. Waly Ngom Sarr mooy secrétaire général ñuy liggéey ci institut national de pédologie ci micro Pape Fara Gningue. ñun bi ñu fiy ñëw yàggul dara budget INP moo ngi woon 1 milliard presque léegi moo tatul sax 100 millions donc gis ngeen gap boobu loolu moo tax nag ñu ne suñu outil bi nañu président jàppale ñu sauver ko budget nag njiit moo koy défendre président de la république moo fi teg njiit bi at yi weesu newoon na jàppale leen INP donc président bu demee ba wax loolu njiit ba moo war a jóg dem uti lu ñu jàppalee INP président nag bu loolu amul war na mën a xam ne peut-être kooku ma ne woon demal pour toogal ma foofu am na lu mu manqué dëgg-dëgg te ñu jiite dafa am ñoo xam ne seen retraite dafa jot. tegu nag mooy wàllu conditions yi agents yi di liggéeyee fii ay docteurs ñoo fi nekk boo demee ministère de l'agriculture pratiquement démembrement yépp seen agent ñoo ngi vraiment am xel bu dal. bi ci mujj mooy agent agriculture yi ñu jox ay indemnité yoo xam ne war naa mën a motiver nit mais ñun ñoo ngi nii fukki at a ngi nii ñuy topp règlement d'établissement bi ci mujj mooy ren nee nañu budget bi dugg na pour règlement d'établissement mais nee nañ mënuñ ko fay tant que président si ñëwul décret président nag balaa muy signer décret il faut mu jot ko njiit bi mënul sax jël décret bi yóbbu ko président ñun ñu ne ko kon boo ko mënul jox ñu ko ñu wax nag son excellence jàppale ñu pour règlement boobu laaj ko ñu indil la ko nga signal ñu décret boobu. ni leen ko doon waxee ci boppu xibaar yi muy soxna ya nekk ca sën ba ca mbëbës foofa ca Malika ñoom nag jàpp na ni jafe-jafe yi bari na trop rawatina wàllu risque yi ni jànkonteeg jëm ci seen kaaraange wan tamit wàllu wér-gu-yaram bu dee sax ñoom ñi ngi takk masque ak yu ni mel ndax barab ba nammel la ci wàllu environnement ci weeru mars bi nag tax na kon ñoom it ñu bëgg leen a dégg ndax gis nañ ni nekk ak góor ñi di liggéey foofu te ñu jàmbaare leen Mame Biram Diouf image yi Ablaye Anne. ñu ngi ci mbëbës ndey moom nag liggéeyam jëm rek ci xool bagage nga xam ne ni soxla na ko ci mbalit yi ngir loolee mu mun kaa jaay am ci lu muy dundalee njabootam donte sax nekk na liggéey bu metti lu nekk mun ko ci dal. ci situation bu metti la ñuy liggéey parce que liggéey bi metti na trop ñu ngi dund ak ay risques di dund ak ay danger chaque jour oto yaa ngi rey nit ñi ñun dañuy dox ba mu yàgg ay pont jam ñu. xotti biteel jam ñu wala nga jékki-jékki dara dagg la doo xam sax lan la da ngay wër ba sonn doo xam lan moo la dagg da ngay mujj obligé dem faj sa bopp parce que ñun fii amuñu benn aide daal lu ñu dal ñun ñooy faj suñu bopp. fii niñ fiy dundee métti na ci ay risque lañ fiy dundee ndax kenn ku ne da nga bàyyi sa njaboot nekk borom kër soo xëyee sa kër nga xool sa njaboot toppatoo leen ba ñu dem jàngi nga door a départ ñëw fii xëy si. soo ñëwee nga jaar sa place bi ngay simmiku nga sol sa ay tenue soo solee sa tenue après nga dugg ci décharge bi ay risque nag ñoo fi nekk parce que léeg-léeg xottu biteel jam la léeg-léeg seringue jam la boo xam ne xamoo ku ko pikiiroo léeg-léeg oto ki nag mbëkk la fi wala oto nit ray fi nit wala mu gaañ fi nit yaay perte su boobaa yaay dem faji sa bopp. xaaruñu nag kenn mu dimbali leen ndax saa suñu xëyee ñu ngi amal seen liggéey bi. metti na trop nag mais ñu ngi sant yàlla parce que bu ñu xëyee ñu ngi ciy faraatu loo xamante ne ñu ngi ciy yóbbal suñu waa kër malgré doyul nag moom doyul mais moo gën toog parce que nga am tuuti moo gën bañ a am dara. gisuñu fi benn aide bu jógee ci gouvernement bi ñëw ñuy financé jigéen ñi kenn duñu financé ñun fii lu ñu am ñun ñoo ko dawal suñu bopp ñun ci boppam ñun ñoo wutal suñu bopp liggéey ñun ñoo volontaire ñëw ci mbalit mi di wutal suñu bopp liggéey kon ñun dañ ñoo war a boole ci liggéeykat yi. reconnaître ñu état xam nañ ñun ay liggéey te ñun dañoo participer ci économie du réew mi. Promojet di ab projet goo xam ne nag nguur gi taxawal na ko ngir ñu defaraat xar kanamu Mbëbës ak infrastructure yu bees loolee doon na lu ñuy rafetlu
waaye ba tey di wax lañ koy xaar. bëgg nañ bu ñëwee ñun tamit ñu gis ci suñu bopp comme niñ daan liggéeyee fii buñ ko moderniser ñu gën cee gis suñu bopp ndax bëgguñu tamit affaire bi ñëw ba pare waa Mbëbës yi nga xam ne ñun buujumaan yi nga xam ne ñoo tey ji ñoo valoriser Mbëbës ba ku gis Mbëbës bëgg ko bu Promojet ñëwee dañoo bëgg ñu sóob ñu ci biir jiital ñu ci biir lu ñuy def ñun ak ñoom la lu ñuy nasandoo di noccandoo ak ñoom ñu gis ci suñu bopp ñu loolu la ñu bëgg. doonay jàmbaar soxna yi desuñu gannaaw di góorgóorlu saa su nekk ngir am lu ñu yóbbu ci njaboot ga. jërëjëf Mame Birame ñu des foofu ba léegi ngir dafa mel ni kon kilifa yi ñi ngi bëgg dégg yooyu soxna ndax muy Promojet ak ministère bi ñu dénk wàllu urbanisme xëyoon nañ foofee ca boobee seen ngir xool bis buñ ko ñoŋalee ci wàllu Promojet naka leen def ba soxna yi mën cee gis seen bopp ñu déglu ci Alhassane Sall moom mooy gouverneur région bu Ndakaaru. ministre de l'urbanisme mu instruire équipe bu Promojet dans le cadre de ce projet que lépp lu nga xam ni luy rafetal ëllëgu jigéen ñi particulièrement fii ci Mbëbës nañ ko ci def moo tax gis ngeen jumtuwaay yi nga xam ni Promojet indi na ko muy équipement yi pour jox leen ko ngeen mën ci liggéey indi ay toilettes di tabax ay benn fu ñu xam ni xale yi lañ fay toppatoo benn crèche ak yeneen i mbir rafetal bërëb bi defar yoon yi indi lumière ba su ngeen ñëwee jóge seen kër di ñëw ngeen ñëpp xam ni yéen a ngi liggéeyi bu ngeen ñëwee ngeen liggéey ci anam yu sell anam yu rafet dellu seen kër ñëpp xam ni wàcc ngeen. ñu dem ca Ndar Géej foofu pont bu Faidherbe bu dañ koy ñoŋalaat muy ay réhabilitation yoo xamante ni waa AGEROUTE ñoo ko def tax na nag kon ñuy sàkku rek ci ñu koy jëfandikoo di ay usagers ñu taaxir la ndax dana am ay gàllankoor jëm kon ci ay embouteillage doy waar bés bu yàlla sàkk lu toll kon ci 20 junni oto kon danañ dem ci diggante boobu loolu nag ki ko xamle mooy Mor Gueye moom nag moom mooy directeur régional AGEROUTE foofu ca Ndar ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. lourd la parce que événement bi nekkoon dafa dépassé délai bi moo tax ñu defaat réhabilitation donc li fi nekkoon dana ko dindi complètement li ci des du moins dañu koy dindi defaat beneen événement bu bees loolu moo tax travaux yu commencé ñu ngi commencé mois de février incha allah pour 6 mois mais ñu ngi def tout comme ni ma ko waxee ci tubaab mooy pom bi mooy tax nit ñi nekk soor di ñëw île te trafic bi fi nekk y a plus de 20 000 ñaar fukki junni oto lu ko ëpp dana fi jaar par bis donc xam nañ kooku trafic bu importance la moo tax ñu ngi def tout pour réduire délai yi boo xoolee mise en place su li ñu def mooy ñaari équipe bu guddi ak équipe bëccëg ak matériel bi nga xamante ni laaj na ko pour liggéey bi gaaw loolu lépp mu ngi sur place ak accompagnement surtout autorité administrative yi muy gouverneur muy préfet maire bi seen aussi seen taxawaay mat na. lii moom daanaka kenn mësu ko gis ma nga xewee ca Dioudoulou nekk ca diwaan bu Sédhiou foofu nag maire ba ginnaaw élection locale yi dañ ko gagné moom nag lànk ne kon du def passation de service ñu ne kon dafa tëj bureau ba dem yoonam ba tax na kon kaka remplacé mënagul kon jël service la tax nag mu def lu nu mel mooy day contester rek résultat yi nam demee rawatina ci benn bureau de vote bu mu jàpp ni kon lam ne moom lañ ko fa ëppalee bariwut ka gagné ma nga bokk ca Yewwi Askan Wi maire ban gagné tëj bureau ba ca benn bokk yaakaar la bokk Bakary Konté Xaali Jàmme maire bu juddu bu Sankun Jaasi bu Yewwi Askan bi ba léegi moom munul duggul ci biirom buñ ko installé ba léegi ndaxte maire sortant bi Ibrahima Jiite bokk APR moom nag dafa tëj buntam bañ a def passation de service. maire sortant bi dafa tëj buntam tëj na buntam kenn amul accès amul passation de service amul dara donc ñun ñu ngi fii di débrouiller wu. fii nag ci juddu bu population ñu ngi si tiit ak jaaxle ndax lépp bloqué kenn munul am benn papier ci état civil la. am na yeneen registre yoo xamante ne si bureau la nekk donc loolu bu amee élèves yi dañu war a dem examen yeneen yi dañu war a def seen kii ñoom ñëpp mënuñu ko def parce que tout est fermé ñun loolu la ñu comprendreul dans un pays de droit dëkk boo xamante ne loi moo fi nekk rakku Macky Sall dañ ko dóor fale comme nu ñu ko waxee ta Guédiawaye Ahmed Aïdara moo ko gagné mais dem na yoonam mais moom lan la def ak lan la am comme relation mu ne du dem. maire sortant bi nag ñu ne dafa dugal benn recours pour ñu annuler benn bureau de vote. moom bu ñu doon compter mu ngi woon foofu bu ñu doon compter APR mu ngi woon foofu affaire bi renversé Yewwi Askan Sankun Jaasi door ko mu jooy ñibbi këram bu mu ñibbee
ba pare la def mu ne paay ñëw leen man contesté ainsi de suite muy defaay kii recours y a pas de problème en tout cas ñun fu ñu nekk nii amuñu benn problème parce que ñun xam nañu ñoom ay juristes lañu. premier adjoint bu maire bu Dioutoubou du tuumal maire sortant bi détournement de biens publics mu ne nag nañ ko yóbbu ci kanam yoon. Il a volé des millions, on a des preuves, on a déposé des plaintes. Donc c'est lui qui a exploité nos ressources ici, nos ressources minières. Donc ils ont gagné des milliards. Lui, il a gagné des millions avec ses complices. Il a peur. jéem nañu woo maire sortant bi Ibrahima Djité lu bëri yoon wante ba léegi mënuñu ko jot. fii ak ayubés Ndakaaru mën nañu mooy capitalu ndox ci àdduna bi li naan forum mondial de l'eau ñu dal ko fee amal ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi ba tax na kon xeexoo yi daanaka tàmbali ndax ñii di frère Guissé yi am na concept bu daal di sos tuddee ko road show su ko defee kon ñu def rek ay caravane dugg ci mbeddi Ndakaaru yi daal di gën a xamle askan wi solos boobee ndaje ndax ñoom tamit festival bëgg nañ ko ca lancé su ko defee kon lépp loo xamante ne njëriñ la muy génnee ci ndox nga xam te mënut a ñàkk ci àdduna ñu daal di koy rek fësal Pape Fara Ñing ak Modou Diop àndoon nañ ca. initiative bi rafet na lool jëm ci wàllu askan wi ngir ñu jël bu baax a baax li nga xam ne mooy forum de l'eau bi mu nekk juróom-ñeenteelu yoon bi fii ci capitale sénégalaise ñu def ko seen yëfi bopp mu ngi tàmbali nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bii. liñ ci bëgg indi mooy dañuy bañ mooy nit ñi ñëw wàcc aéroport jubal Diamniadio waxtaan li ñuy waxtaan ba pare tënk ko ci ay dossier dem te nit ñi duñu xam lu xew ñun ñu ñëw ne leen dañoo bëgg a fexe ba lii di xew waa dëkk bi yëg ko moo tax ñu jóg organiser ren ñu teg festival bi def ko festi-eau pour que population bi xam ne tey adduna bi yëpp ñu ngi fiy daje di waxtaan solos ndox te dañ ko war a yëg. sensibilisation jëm ci askan wi ngir nag ñu xam lan mooy enjeu yi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu ndox. yi nga xam ne ñoom la ñuy wax frère Guissé ñu dalal ñu fii ci ville de Dakar ma leen di gërëm ñoom ñëpp ci seen pas-pas seen taxawaay ak itam yéene bi ñu am pour jàppale Sénégal parce que du ma jàppale forum bi jàppale Sénégal pour Sénégal mën a dalal forum bii nga xam ne dañu ko jagleel waaye ci turi Afrique yëpp képp kuy sénégalais nag war cee dugal sa loxo war cee def itam la nga mën pour mu nekk succès ñoom nag at bu nekk dafa am lu ñu doon taxawal. ñu koy wax festival maanaam festival boo xam ne lañ ci jublu moom mooy fàttali xale yi fàttali mag ñi lan mooy importance yi environnement waaye itam mobiliser leen pour ñu def ay solutions. 9e forum mondial de l'eau bi nga xam ne si nag suñu mag suñu xarit monsieur Abdoulaye Sène moo ko jiitee ñu koy sant di nuyu état bu baax a baax mais aussi itam dañ si impliqué collectivités territoriales yi ba tax na depuis 4 ans. Babacar Mbengue nga xam ne si mooy maire Hann Bel-Air man mooy premier adjoint moom mooy point focal bi boobu ba léegi nag ñu ngi def di taxaw léegi nag dimension culturelle bu muñ ko bëgg a jox rek mooy fexe comme ni ngeen ko waxee si ñoom Youssou Ndour ñoom Baaba Maal que nous saluons ces grands artistes au passage ànd ak ñoom. partenariat dynamique bi nga xam ne am na ci événement bi ak liggéey yu mag yi nga xam ne moom lañ ciy sumb loolu nag ñu soxla ci bu baax a baax askan wi ndax nag seen njëriñ ak seen dëkkuwaay ak seen dunduwaay moo ci aajowoo. dem ca bitim réew wax ca guerre ba ca Ukraine ma ngay wéy fukki fan ak ñaar a ngi nii kon waa Russie songu leen lu toll kon ci 2 millions ci ay réfugiés daw nañ kon làqu ci yeneen dëkk yi muy loo xamante ni député yi nekk fële ca Europe am na ñu koy ñaawlu rawatina kon Fary Datar moom nag ab député la nekk ca Bruxelles ca Belgique jàpp ni daal Nations Unies tamit war nañoo def seen kéemtulaay kattan ba lu ni mel dakk ndax rek ña nekk ca Ukraine sonn nañ te Vladimir Poutine dafa mel ni kon dafa tëx sunu envoyé spécial ca Bruxelles di Mamadou Ndiaye séq na waxtaan ak soxna si. Alors, la Belgique a très vite mobilisé des moyens à l'échelle nationale, mais aussi au niveau des régions pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Belgique dafa teel a taxaw mobiliser jël moyens yëpp ngir kon dalal réfugiés ukrainiens yi nga xam ne ni ñu ngi ñëw fii ci biir réew mi lépp nag ngir dalal leen wutal leen foo xam ne kon dinañ fa mën a nekk ba ci titre de séjour goo xam ni dinañ ko mën a téye na gum loole nag ñu koy def it ci jàppandalu yeneen réew yi nga xam ni am nañu taxawaay bu ni mel. lii nag dina tax ñu war a xalaataat bu baax lépp loo xam ni jëm na ci politique gu ñu jagleel ñii di réfugiés yi ak ku munti doon ndax war nañ leen yemale ci seen nekkin gunge leen dalal leen ci jàmm loole nag ñun lañuy jéem a def saa su nekk fii rek ci Belgique. J'en accueille ici en Belgique. Moi, c'est en tout cas la philosophie.
des ak jigéen ñi Ndeye Fatou Mboup la tudd moom nag xamam màcc kon ci xarala yu bees yi rawatina kon wàllu innovation ak lépp lu jëm kon ci start-up yu yëngatu ci wàllu ca Qatar jox nañ ko fa ab neexal bu am solo muy challenge innovation kon fële ca Doha ca Qatar la gañe woon nag du néguleet mu jël ndam loolu moom nag li ko jox yooyu raay bokk na ci lu muy créé tuddee ko grenier innovant di sàq yoo xamante ni xëy na baykat yi buñ ci xoolee seen nekkin dana gën a mucc ayib. Aminata Mbaare Sow Mar Dieng ci portrait bi. machine gi mu sëgg daanaka bokk na ci àddinaam ndaxte Ndeye Fatou moom ingénieur la en sciences de données waaye tamit am passion bu baax a baax ci wàllum mbay. alors man mënuma intervenir en tant que ingénieur boo xam ne que ci wàllum informatique lañ ma xamee mais quand même mën naa utiliser informatique boobu noonu pour résoudre ay problèmes yoo xam ne que c'est lié à l'agriculture. passion boobule moo ko yóbbee mu daal di xalaat daal di créer ci machine am boobule lu ñuy duppee grenier intelligent. alors c'est la mettre en place benn grenier intelligent donc mooy sama turu start-up sax donc grenier intelligent bi li muy permettre benn dispositif la benn appareil boo xam ne dafay permettre di convertir tàngaay bi nga xam ne moo nekk ci grenier bi ba pare transformer ko en fraîcheur. parce que loolu mooy principal problème bi nga xam ni que mooy tax pomme de terre bi yàqu mooy tax soble bi yàqu. grenier intelligent nag ab dispositif bu yees la boo xam ni day jàppale baykat yi la. te technologie boobu noonu yëpp dañ ko alimenter ak énergie solaire donc soleil bi nga xam ni que naaj bi nga xam ni que moo doon yàq produit yi mën nañ jël utiliser même naaj bi pour alimenter suñu dispositif parce que il faut que mu am électricité bu ko doxal donc dañoo utiliser naaj bi utiliser ay plaques solaires pour mu alimenter dispositif bi ñu doon perdre 70% ci seen ay récolte wala 25% ñi ngi dem ba ñu ngi perdre peut-être benn nu ñu koy waxatee benn 10% wala benn 8%. loole bi mu ko amalee ñu jàpp ne création bu mucc ayib la moo tax bu participer ci benn concours mondial nekkoon fa benn sénégalaise bu participer. maa nekkoon benn sénégalaise bi ci compétition bi déjà donc li gënoon def sama fierté mooy le fait que ma nekkoon fa déjà ma nekk jigéen ma nekk sénégalais ba pare ñu nekkoon ñaari africain yu noir kese ci compétition bi yëpp donc ci 100 personnes yooyu noonu yëpp ñu nekkoon ñaar kese donc c'était vraiment fierté la woon en fait fierté bu mag la woon benn camerounais ak benn sénégalaise ñoo fa nekkoon. Ndeye Fatou Mboup nag lii du gulet ci projet yu mu amal wala ci création yu mu amal. c'est-à-dire que damay demee ak sama instinct je pense que dama xam tey problème bi. Le lendemain ma teg solution bi mais quand même solution dañ koy travailler mais idée bi c'est pas quelque chose boo xam ni que dafa ma jëlal temps. laataa ñuy tàggoo ñu wax ci tàggat yaram ak basketball Africa League day am fële ci Diamniadio Dakar Université Club di club bu Sénégal ba ca bokk nag daanooti na bi mooy ñetteelu défaite mu daal di koy am ndax sànq kon ñoom ak US Monastir ñoom ñoo doon dajee Monastir nekk kon fële ca Tunisie ñoo gagné 74 ak 62 kon muy ñetteelu défaite boo xamante ni ñoom ñii di waa Dakar Université Club am nañ ko ñoom nag war nañoo rek jongante seen beneen match boo xamante ni kon ëllëg lay doon SLAC bu Guinée nag ñoom it war naa daje rek ak tamit club bu Maroc bi di Salé muy loo xamante ni kon jongante ñu ngay wéy fële ca Dakar Arena bu Diamniadio. wàllu football ci soxna yi mel ni kon dernier tour éliminatoire coupe du monde soxna yi nga xamante ne at dafa néew jàpp ñaar fukk ci suuf ñoon ca Costa Rica la waroon am ci atum 2022 Sénégal kon daanu na Nigéria ñoom ñoo leen gagné ci 3-0 muy loo xamante ni kon rek match ale ba la le retour bi nag ñi ngi koy xaar mbir mi ma nga xewe woon fële ca stade bu Lat Dior jeexale kook 13e journée Ligue 1 football fii ci Sénégal ñetti match amoon ñetti match nag daanaka ñaar yi ay match ni lëmb benn bi ci dëngante Tëngéej FC la ak AS Pikine ku ci nekk kon benn bal nga daal di dugal Dakar Sacré-Cœur moom it ak Linguère bu Ndar doonoo niil 0-0 ki def li ci gën a am solo nag mooy Génération Foot ñoom doonoo kon fekki waa Mbour duma leen ñeenti bal
ci dara kon nag dinañ ci ñëwaat ak Cheikh Sadibou Diarra ci xibaaru nasaare ak soxna Léa Soukeyna Ndiaye ci kanam lay doon bu 20h jotee mbokki fii leen yem ci xibaar ñu ngi leen sant di leen gërëm ñaanal leen weekend jàmm ak programme télévision Futurs Médias